jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki coow la nga xam ne rek moom moo amoon ca Fatick ki nga xam ne moom moo di Lamine Keita di rek dawalkatu moto Jakarta te ñu rek njort ne ab takk der moom moo ko faat li nga xam ne nag moom moo di néewam indi woon nañ ko fii ci Ndakaaru ngir rek amal li nga xam ne moom moo di ab autopsie ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ñoñam ay naataangoom nag di sàkku rek yoon daal di def liggéeyam ci woowule wàll mbokk yi feebar bii di coronavirus nag tamu feeñ foofee nag nga xam ne moom moo di ca Chine tiki tey ambassadeur bi nga xam ne moom moo ko fi toogal doon jano ak way taskatu xibaar yi li mu xamle bokk na ci lu ëpp ñeent fukki junni ak ñaar ci ay cas nag la ñu fa nemmeeku lu ëpp junni ci ay doomu aadama daal nañuy faatu ci wile tawat ab scandale boo xamante ni nemmeeku nañ ko ca Dakar Sacré-Cœur ab doomu France boo xamante ni li ñu xamle moom moo di da doon sàkku ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ña ba tax jamono yi nag yoon mi ngi ko teg loxo mi ngi uyoo ci turu Olivier Sylvain daañu wax itam mbokk yi ci rek coow li nga xam ne moom moo amoon ci arène nationale ni ki dibeer bi ci lamb bi nga xam ne Khadim Samb amaloon na ko ñaari mbër yooyu nag ki nga xam ne moom moo di CNG daal nay jël ci ñoom ab dogal Alioune Seye daal nañ koy xañ rek ngir rek mu sëgg ci lu tollook juróom benn weer ki nga xam ne moom moo di ñax njëriñu nag lu tollook at dina ko toog te du sëgg ci li nga xam ne rek moom moo di làmb ji mbokk yi li lay di ponk yi bu ngeen taaxirloo tuuti daañu faram-fàccee. salaamaaleykum mbokk yi safo télévision Futurs Médias mbokk yi ni ñu leen junjee woon xibaar yi noonu la ñu koy dooree ca Fatick xam ngeen na nag coow la fa amoon ba tax rek benn dawalkatu Jakarta daal di fay ñàkk bakkanam moom moomee di wuyoo ci turu Lamine Keita am ci lu tollook ñaar fukki at ak benn li nga xam ne moom moo di néewam indi woon nañ ko fii ci Dakar ngir amal li nga xam ne rek moom moo di autopsie ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay xaritam nag di sàkku yoon daal di def liggéeyam bu baax a baax ci woowule wàll Aminata Goudiaby démb am nañ ko mooy ñu yóbbu seen néewuk xarit boobu di Lamine Keita ca Dakar ngir defal ko autopsie terewul nag ñoom ba léegi seen mer giif ndaxte tey ji ci suba génne nañ élèves yi nekkee ci lycée Coumba Ndoffène Diouf ak yeneen école yi nekkee ci biir commune bu Fatick li ñu bëgg ba léegi nag mooy justice. situation bi ni mu demee nii du lu ñu neex parce que wax dëgg yàlla ñun duñu ay mala mënuñoo concevoir nga jàpp nit yóbbu géej dóor ba mu am problème ba jaar fa faatu loolu noonu neexul kenn parce que Lamine bu ñu ko dóor doon kon situation mu am. étudiants yi nekkee Dakar te bàyyee ko ci Fatick ñu ngi bokk ak dawalkati moto yi naqar bi ñoom nag jóge nañu Dakar ñëw ci Fatick ngir rek naqarlu deew ki nga xam ne moom moo di dawalkatu moto bi nga xam ne 26 ans rek la am. parce que police ku mu jàpp da laa mën a yóbbu commissariat ba mu yóbbu la mais waru laa mën a yóbbu géej dóor la ci boobu dañ bu ñaaw la ànduñ si ànd te lépp luñ mun def ba justice boo am dina ko def ba indi autopsie bi ñu woon ne carrément xale bi policiers yi ñoo ko jàpp ñoo ko dóor ba ñoo ko rey waaw te loolu moom duñ si dellu ginnaaw pour l'instant. ci Fatick nag diggante policiers yi ak dawalkati moto yi léeg-léeg du neex dara buñ sukkandikoo ci Mansour Faye nag mu ni loolu nag moom moo indi situation bu ni mel. suñu relation ak policiers yi à chaque fois ni la mos di demee parce que dafa mel ni ñun rek ñoo fi nekk loo xamante ne dañu def lu ñaaw te Bromo de amul benn defkat lu ñaaw ay père de famille ay soutien de famille ñoo fi nekk parce que mënoo jël presque xaaji million def ko ci matériel ba pare di am na ñoo xam ne bu ñu demee ba wéeru xóot ñoom ñoo rek seen situation parce que booy xool Fatick amul liggéey amul benn usine boo xamante ne mën nga si jàpp. fi mu ne nii nag dal gi mi ngi ñëwaan ndànk-ndànk ci biir commune bu Fatick policiers yi ak gendarme yi daanaka foo tourné gis leen waaye nag émeute yi nga xam ne moom lañ fa nemmeeku démb bàyyi na fi ay traces bu baax a baax ndaxte ci mbedd yu bëri di nga fa gis ay xeer ak itam ay pneu yoo xam ni dañu leen a lakk. Aminata Goudiaby dañuy desandi ak yow ba tey xam ne coow loole faygul benn yoon ki nga xam ne moom moo di jëriñ jiñ dénk wàllu tàggat yaram fii ci réew bu Sénégal nekk itam maire bu Fatick ni ki démb ci guddi demoon na fa rek ngir jébbal ab njaalam ci rek boobule famille naka noonu itam muy sàkku ci askan wa fa yeewoo ñu gën a am ak dal ngir rek dal di moyu yenn ci ay njombe yoo xamante ni dina faral di am ca diwaan wa ñu teewlu ko. bi nga xamante ne maa ko jiite bu amee jafe-jafe li jaadu mooy ma ñëw ci waxtu yi pour bokk ak population bi d'abord jafe-jafe yi xale bi fi jógee suñu jarbaat la suñu doom la waxtaan nañu ak ñoom won leen ne leen di président de la république jaarale ci ñun ñëpp
yëg nañ li xew waa Fatick lañ waaye lu mën a xew rek dañ koy delloo ci yàlla d'abord parce que ay way gëm lañ te lu xew xam nañ ne yàlla ko dogal dañuy bàyyi nag justice mu def liggéeyam que li am waaye comme procureur mu ngi koy suivre te xam nañ ne autopsie it dafay am bu boobaa dinañu xam dal xale bi te bu comme ci réew moo xam ne réewu droit la nag nit ñi dañuy assumer seeni responsabilité ak lu mën a xew waaye li may ñaan rek waa Fatick di ko ñaan ndaw ñi di ko ñaan ñi dawal Jakarta ak ñëpp mooy ñëpp dellu si ci dal te xam ne ci dal la ñu régler problème lakk pëna wala yàq du tax dara defaru waaye ñun Fatick ñooy ñàkk bu boobaa te ñàkk nañ suñu doom déjà kon waruñ ci yokk leneen. RADDHO ak Amnesty International mbokk yi xam ngeen ne ñoom ñooy kuréel yi nga xam ne rek ñoo ngi saytu bu baax a baax ak yelleef bu doomu aadama yi ñoom ñooñu sax nag ñooy sàkku yoon daal di def liggéeyam ci woowule wàll. dañuy wax ci leneen mbokk yi muy rek lu soxal wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne coronavirus wopp bi nag nga xam ne ma nga feeñ ca réew bu Chine mi ngi wéy di def ay njombe loolee waral jëwriñ ji nga xam ne moom fi toogal Chine nag fii ci réew bu Sénégal daje woon ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di way taskati xibaar yi naka noonu itam daal dinay tiire ab bilan li mu xamle bokk na ci lu ëpp ñeent fukki junni ak ñaara ci ay cas daal nañ koy nemmeeku ca réew bu Chine lu ëpp junni ci ay doomi aadama itam dal nañ ci ñàkk seen ab bakkan boobu leen ndaje Ibou Diouf teewoon na ko. ci ndajeem bi ak taskatu xibaar yi li ko taxoon jóg mooy leeral yenn xabaar yi fiy bàyyeekoo foofee ca Chine dëkk bi nga xam ne jamono ji lii di feebaru coronavirus moo fay lëmbee. ci lu aju ci coronavirus ñeent fukki junni nit yu tegal juróom-benni téeméer ak fanweer ak ñett ñoo amee woon feebar bi ñu ne nag junni nit bu tegal fukk ak juróom-benn ñàkk nañ ci seen bakkan jamono ji nag lu toll ci ñaar fukki junni nit ak fukk ak juróom-benn wër nañu ba dellu seen kër jamono ji nag ñu ne prévalence bi ñu ngi koy xayma ci téeméer boo jël ñaari nit képp ñoo ko ci am. lu aju ci mbiru étudiants sénégalais yi ya nekk jamono ji waan foofe ca Chine nee na nag na askan wi ànd ak dal ndax réewu Chine réew bu mag la. Je voudrais dire doomu Sénégal yi nekk foofe ca waan ca diwaanu Chine ñu ngi assuré rek ne dellu si leen fii ci réew mi du solution bi ndax boo xoolee toll nañ ci juróomi téeméeru étudiants yoo xam ne ñoom ñoo fa dëkkul. ñu koy xayma ci fanweer ak ñeent yu fekk baax Afrique du Sud juróom-ñett fukk ak juróom Kenya ñetti téeméeru Tanzanie ñeenti téeméer ñu dëkk Éthiopie waaye jamono ji ñoom ñëpp ngi ci jàmm. ambassadeur bu réewu Chine fii ci Sénégal di rafetlu taxawaay bi nga xam ne rek Sénégal am na ko ci njiitalu président Macky Sall ak yenn doomu réew mi nga xam ne rek yëkkati nañ ci seen alal ngir jàppale ko askanu Chine. La Chine. maa ngi gërëm askanu Sénégal jaarale ko ci nguuru Sénégal ak président Macky Sall ci loolu sax xam na sama benn xarit bu dëkk fii ci Sénégal bu ñu baaxee rek du toll ci fukk ak ñaari junniy masque yoo xam ne rek dañu fas yéene yóbbu ko fële ca Chine. Masque. jamono ji nag feebaru coronavirus sonal na askanu Chine lool àdduna wërngal képp ku ci nekk yaa ngi xool ni nga def ngir jàppale leen ñoom nag tamit jël nañ matuwaay yi war ngir fexe ba fàttali ni mel. Ibou Diouf feebar boobu sonalul askanu Chine dong mu mel ni foofee la amee waaye jaaykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca marché bu Sandaga yëg nañ lu ni mel bu baax a baax li ñu xamle bokk na ci ñàkk pexe la Mohamed Samb ak Mohamed Dieng daje woon nañ ak ñoom. marché Sandaga. fii nag njënd meeg njaay mi dafa sooxe li ko waral moo di conteneur yi ñu téye ci port autonome de Dakar gannaaw ba xabaar bi jubee aju ci wàllu coronavirus lii nag moo tax yëf yi daanaka doxul. maanaam nii dafa am lu mu def ci marché bi mu nii dafa tax marché bi donc à l'heure actuelle dafa def tekk moom vraiment. parce que sa xaalis tey boo ko bu ñu ko bëlëgee si port bi est-ce que di nga mën a liggéey. parce que capital boobu nga yor pour liggéey nit ñi kenn yoru fi yenn xaalis yu mën a depuis parce que 6 mois ngi nii affaire yi doxul nu mu war a doxee à chaque fois dañ leen la conteneur bi dañ ko téye à chaque fois dañ la port bi transporteur dañu grève à chaque fois ñu la douane dañu yokk affaire bi. kenkaayee bi bés bu nekk mu ngi xëy si place am waaye ba tey xamagul lan moo waral li tax ñu téye yooyu la conteneur. vraie cause bi xaw dese na ma leer quoi mais maa ngi dégg sama mbokk commerçant yi naan conteneur yi génn dañ ko boole ko ci port bi. kiñ nañ génn quoi xamuñ cause bi nag mais
ñii naan coronavirus bi la ñii naan yi mais nekkul conteneur yëpp ñooy jógee Chine. donte ni sax yenn ci ay commerçant ba tey seeni clients ñu ngi ñëw di leen seet si ñenn ñi ci des moom ba tey mënuñoo rek jaay li nga xamante ni moo di seeni marchandises. ñu ngi liggéey non yàqu dara suñu liggéey ñu ngi liggéey ñu ngi écoulé bagages yi nekk ci dépôt yi. prix yi ñu ngi gën a baax. clients yi bon aussi tamit moom ñu ngi sant yàlla bu baax parce que wax dëgg yàlla fi mu toll nii moo dëkk bi foo laal day metti ñëpp a ci yam muy commerçant yi muy ñëpp. léegi yow li nga xam ne moom nga desee comme marchandise pour jaay ko soit da ngay jaay li nga am bàyyi li nga am wala électricité bi day mujjee arrêté chantier bi xaar léegi luy arrêté wu ko day bëri. feebar boobu di coronavirus moom nag daanaka jamono gi bokk na ci li sooxal njënd meeg njaay mi fii ci marché Sandaga boroomu quincaillerie yi nga xamante ni si seen i conteneur ñu ngi ko téye ci port bi ñoom nag bu ñu sukkandikoo si ñoom ñu ngi xaar rek yi fi mun a dellusiwaat ci anam bu jaar yoon. coow li lëmbee ca Dakar Sacré-Cœur doomu France bi wuyoo ci turu Olivier Sylvain nag te ñu jàpp ne da doon sàkku yenn ci ay ndaw yoo xamante ni rek ñu nga fa doon tàggatee seen ak yaram mbokk yi bu ngeen di fàttaliku lii du lu bees foofee ginnaaw ñetti at nag ci lañ ko mën a àpp doomu réew bu Sénégal itam doon nañ ko toppee mbir mu ni mel ngir ñu xam ci lu ci leer dañuy teewlu tënk bi nga xam ne rek Cheikh Sadibou Diarra defal nañu ko. beneen kawteef ca Dakar Sacré-Cœur ñetti at ginnaaw affaire gaynde ba woon Ousmane Diop doonoon fa encadreur te ñu dàqoon ko ndax accusation ay attouchement ci benn joueur bu ay atam toll si fukk ak ñett beneen coow li nu mel jib na fa. ci benn communiqué club bi xamle na ni dakkal na liggéeyam ak Olivier Sylvain doomu France boobu te mu dikk si club bi si weeru octobre bi weesu da doon def li dëppoowul ak ay valeur yu Dakar Sacré-Cœur. ci biir liggéeyam Sylvain yàkkataan na juróom benn gone séance massage la doon taafantaloo di def yëfu saay-saay président club bi Mathieu Chupin ak direction bi ñu xamee mbir mi si biir ay bés bii ñu génn dañoo ubbi woon benn enquête boobu ba mu jeexee la ñu dàq Sylvain ba noppi def plainte si commissariat central bu Ndakaaru àndi si ak ñi loru defkatu ñaawteef bi moom jàpp nañ ko ca samedi ba li des mu ngi ci loxo police ak yoon. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Cheikh Sadibou Diarra dañuy wax ci leneen ñoo xamante ni miin nañ leen lool ci ay doxu ñaxtu yoo xamante ni ñu ngi koy def di ñoo lànk ñoo bañ niki tey ji itam jàkkaarloo woon nañ ak way taskatu xibaar li ñu bëgg du dara rek lu dul ñu daal di wàññi bu baax a baax njëgu ko courant bi fii ci réew bu Sénégal ak yeneen yoo xamante ni daal nañ koy addu ci wàllu yi maître ma soxna kan ma nga woon ca boobu leen ndaje Habib Faye moo taataan ay kàddoom. mooy mode opératoire Sénégal bi nga xam ne. yokkum courant bi amul dara loo xam mën nañ ko expliquer teg ko ci loxo askan wi ñu mën ko nangu mu dëggu amul mais nag dañu war a xam ne yokkum courant bi dafa nekk ci cadre yokk général bi dafa commencer ci essence ñëw ci fer bi ñëw ci ciment bi ñëw ci droit de douane yi ñëw ci yu bare. ba ñëw ci courant bi juróom benn téeméeri milliards pour que waa àll bi mën a am courant et que loolu bu ñu ko waree def foog ñu wàññi subvention yi te bu ñu bëggee wàññi subvention yi foog ñu yokk prix yi loolu la ñuy wax ajuster prix donc loolu noonu la ko président expliqué ci discours am yokk courant bi wax dëgg yàlla liñ ko layal yépp taxawul électrification rurale ak yépp électrification rurale bala ñuy wax ni dañuy investir 600 milliards pour def courant ci àll bi mais nañ ñu wax ASER mi nga xam ne mooy agence d'électrification rurale bi am depuis ñaar fukki at ak fonds ba mu yoroon fonds bi mu doon dajalee xaalis ñu koy tuddee FAIRE mooy fonds d'électrification rurale ñu ne waaw ASER ak FAIRE boobu milliards yañ leen daan jox ni mu baree ba mu mat ñaar fukki at waaw li ñuy électrifier ci courant bi ñu def ci àll bi nu mu toll ñu ne nañ ko laaj. ñi li dañoo mer ba futt muy askan wa nga xam ne rek moom mooy yeewoo ca faw nag ñoom li ñu xamle moom moo di rafetlu wuñu benn yoon toxal ba nga xam ne rek moom lañ toxal forage bañ naroon a amal ca boobule diwaan ñu njort ne maire bi moom moo def lu ni mel te itam mbiru politique moom moo ko lal dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Cissé moom moo yor kàdduk askan woowee ci micro Bakary Konté ak Khali Diamé.
chef-lieu boobu lañ bëgg a privé forage pour des raisons politiques ñu yóbbu ko feneen pour les beaux yeux de quelques militants loolu nag duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba et pare nañ pour jàmmarloo ak koo xamante ne kooku daf ñu bëgg a xañ loolu parce que dañ ko mérité tey booy jóge Faoun di dem Bissarilan c'est à quelques 7 kilomètres ou 10 kilomètres de Faoun dañ ne woon yoon boobu dafa bénéficier projet dañ ko war a defar ñu ñëw gas fi ba finalement ñun mënuñu romb foofu sax te foofu lañ doon romb ñu ne dañuy defar pont ak yoon buy dem ba Bissari ba léegi dara defuñu ko foofu te ñu le maire mu ngi wax fu ne defar nañ yoon boobu beneen bi mooy sunu àll il y a de cela 10 ans da nga fa doon dugg rek uti mat ñëwaat mais léegi boo duggee sunu àll doo ko xàmme lu tax parce que dafa am ay exploitants yu ñëw foofu yi may woowe sa vampire. Mbousnakh Got nag nekk ca commune bu Notto Diobass foofee nag askan wi lu ñu rek manqué dafa bari bokk na ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di soxna yi yenn saay bu ñuy mucc wala bokk ñu dem ca bërëb bu fajukaay dañuy dox ay kilomètres yu bari loolee tax na itam askan wa génn di naqar loolee tey sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew bu Sénégal ñu dikk ak ñoom ci ay ndimbal Cheikh Anta Diop say latiir Mbousnakh Got di ab dëkk boo xamante ni digganteem ak Thiès toll na ci fukki kilomètre ak juróom nekk ci commune bu Notto Diobass dëkk bi dugg fi jafe-jafe la ganmuus gu baree bari loolee metti lool askan wi yeewoo fi. bu ngeen xoolee bu ngeen di jóge Thiès ba ñëw fii nii xam nga lu ngeen fi daj ci oto ci yoon vraiment ngir waaw neexul te boo nee Mbousnakh il est à peut-être que 50 kilomètres de Dakar 15 kilomètres de Thiès te boo koy dégg mooy loolu gis nañu nag dëkk yi fi nekk yëpp commencé nañ leen di leen defal yoon. kon population de Mbousnakh ñoo ngi réclame dañu war am yoon bi moo ñu gën a soxal parce que population bi da nga indi sa oto da ngay dem ba Ngoundiane gaari ko fa mbaa nga dem ba Ngolaar gaari ko fa. jafe-jafe yooyu yokku si nag bërëbu fajukaay it amuñu ko dañuy dox ay kilomètres wala ñu yéeg ci ay sareet di dem fi nga xamante ne moom mooy Ngoundiane. li nga xamante nit ki dina am feebar wala mu nekk jigaan état matu war a am doom dañ ciy jaaxle dañ ciy tiit am nañu case de santé mais amuñu ay bagages. amuñu ay matériel amuñu ki fa nekk kasubante baa ngi defal nañ ko tubaar fakala mais amuñu kenn ki fa nekk te bu ñu sañoon loolu ñu jàpp nañu si mu am ki fi nekk nekkal fi dëkk bi fu mu nekk nii defal ñu dem ay Ceneba dem fi ay Mburuwaay ay Thiès lu kenn xamul. ñàkkum ndox jafe-jafe la fii ci Mbousnakh Got leneen loo xamante ni metti na leen lool nee na nag njàngam xale yi de ñu ci bëri nag dëddu nañ l'école yi ndaxte amuñu ay salle de classe yu doy. gaa nag monsieur le maire mayoon nañu benn classe mais doyul. benn classe day def 120 élèves. ndaw ñi yeewoo ci dëkk bi de nee nañ daanaka kenn toppatoowu leen ba tax nañu ci bëri di amuñu métier dañuy wàññeeku sax dem ci tool yi di baye ji ngir mën a jàppale seeni waajur. Cheikh Anta Diop ñu sant la gërëm la mbokk yi yéen a ngi fàttaliku dibeer bile coow la nga xam ne moom moo amoon ca arène nationale ci rek bëre bi doxoon ci diggante Alioune Seye ak ñaq jariñu ba tax nag ñu ajandi woon boobule bëre CNG nag daal di jël ab dogal ci wàllu wi ki nga xam ne moom moo di Alioune Seye daal nañ koy rek aaye juróom benn weer yoo xamante nii rek du sëgg ñaq jariñu nag daal nañ koy aaye ngir mu sëgg lu tollook benn at Ibou Kane ci tënk. gannaaw xiiroo pëccëxoo ak xeex ba ñu nemmeeku woon dibeer ca arène nationale CNG yëkki na ay daan teg ko ca ñaka daan amal bëreekat yi di Alioune Seye nekk ci écurie Waalo ak ñaqi jëriñu bokk ci écurie Caaroy Mbooloo ñoom nag teg nañ leen ay daan ajani leen ci ab néganiku juróom benn weer jàpp benn at aj googee nag dinañ ko tàmbali tey jii fukki fan ak benn ci weeru février ñuy fàttali ne ka sababoon xeex bi ci diggante ñaari mbër yi moom itam mujj nañ koo dàq ci giiru dindam ci wàllu bëre gi kuréel gi ñu dénk nag wàllu làmb ji dafa bëgg a ñaax bépp bërekat rawatina ñépp ñiy ànd ak ñoom ñu bàyyi seen xel ne CNG du nangu benn yoon ay fitna rawatina violence ñu koy nangu ci arène bu Sénégal moom CNG teg ca ne yaru respecté itam amateur yi loolee lu am solo la ci wàllu bëre mu ne nag kon mbër yi rawatina ñi ñuy àndal kon ku ci nekk nanga ko def sa xel képp ku fi defati naka sulul noonu ba ay fitna di ci juddu ci arène bi ay daan CNG
dina ko teg sa kaw. Ibou Kane dañuy desandi ba tey ci wàllu tàggat yaram bi la yoon nag dañuy wax ci jongante bi nar a dox ci diggante réew bu Sénégal ak itam Guinée Bissau. Fédération sénégalaise bu football nag li mu xamle moom moo di daal nay jël bépp matuwaay boo xamante ni dina mën a tax gaynde yooyee mën a waajal seen bopp bu baax a baax te itam daal di def kem kattan ci boobule jongante. Dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo ko jiite di maître Augustin Tine ci micro Cheikh Sadibou Jara ak Amadou Ba. commission boo xam ne day réunir lu dul rek pour toppatoo li nga xam ne mooy waajtaayu match bi ci wàllu équipe bi tamit entraîneur bi ci ay bés yi ñu génn dajale na ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ak moom ñi ko toftal ak médecin yeeg intendant yi pour mën a xayma li nga xam ne mooy jëm si match bi préparer ñaari match yooyu mais aussi préparer yeneen compétition yi xam nañ ne coupe du monde lañ jugee suñu yéene mooy delluwaat fa donc léegi ngay door toog ba kii bi ne jën na nga ne da ngay jéem a fexe préparer ko donc ci loolu la ñu nekk bu weesoo loolu tam am na lu jëm ci jumtukaay bi nga xam ne mooy stade de Lat Dior ñu ngi jéem a xool ni ñu koy gën a yeesale gën ko defar pour que maanaam mu am taxawaay boo xam ne surtout li nga xam ne mooy wàllu pelouse bi suñu joueurs yi chaque fois dañ koy jàmbat ak ministère ñu ngi xool nu ñuy indi koo xam ne maanaam xelam dafa màcc jógee bitim réew ci wàllu gazon pour mu jàppale suñu équipe yi pour que ñu mun ko defar nu mu gënee pour que suñu joueurs yi nga xam ne ñëpp ràññee nañ leen kuy ñëw di jouer Sénégal da nga leen toog di leen xaar donc boo amee terrain boobu daf lay arrangé suñu joueurs yi nañu mun maanaam tari seen football ni ñu ko buggee. mu nekkoon maître Augustin Tine doon addu ci micro Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi foofee la ñuy jaar ngir daal di buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Chérif Diop noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média Pape Djibril taxaw na ngir rek daal di indi ay leeral ci soir d'info jaa ngeen jëf. jërëjëf Cheikh xam naa ne Ndiaye